voyageur arrivera un jour à un village qui s'appelle Merci. merci. jërëjëf Mbaye loolu bettuñu ci yow. qualité poétique yooyu ku la xam na ko ci yow dana feeñaat léegi ci biir waxtaan wi. mbokk yi gis ngeen ñu génne sànq président Abdou Diouf ca Louga waaye gis ngeen sànq suñu yaay Umu Dem wax ba muy dem Ndar nga xam ni école boobu ñuy wax école Brière de Lille nga xam ni fa la jànge waaye école boobu dafa am lu am solo lu ci am ndax ñaari président dañu fay jànge muy président Abdou Diouf ak président Ould Daddah bi nekkoon président Mauritanie école boobu dem na ba nga xam ni daan woon na ba ñu tëj ko ñu génne élèves yi sax dem di leen def ci yeneen école ba taux de réussite bi wàcc ba nekk 6% keroog bi nga xam ne ni président de la république Macky Sall wax na ni na kenn ku nekk delluwaat ci école ba nga nekkoon defar ko ci la francophonie dégg nag wax ja daan ni président Abdou Diouf mënuñu ko may xaalis mënuñu ko defal leneen Maodo Malick Mbaye mi nga xam ni mooy président amical ba ak Babacar Ndiaye joueur ak nag ki nga xam ni mooy Pedro Diouf ñu di ko wax Cheikh Makhtar yore liggéey boobu ci président Abdou Diouf ba def tey école boobu président Macky Sall tuddee ko Abdou Diouf ca mu jànge fa mu dellu fa 67 ans après muy dernière apparition fii ci Sénégal ginnaaw bi mu jógee francophonie président Abdou Diouf gàcce ngalama waaye xam ngeen ni président Abdou Diouf bi muy egsi ci réew mi 1981 muy décennie 80 bi dafa nekk décennie bu méttee métti xam ngeen ni décennie boobu économiquement métti na xam ngeen ni décennie boobu coow yi bari na xam ngeen ni décennie boobu difficulté yi métti na waaye lépp yem ci président Abdou Diouf ñu xool benn vidéo ci Pape Samba dellusiwaat doog a illustrer loolu. De formation, M. Abdou Diouf a été surnommé le Giscard d'Estaing du Sénégal. Il est féru d'économie et voudrait bien diversifier celle de son pays qui repose presque totalement sur l'arachide. Mais la production d'arachide a diminué de moitié depuis 1967. Son prix, qui n'est plus soutenu, n'a pas cessé de baisser. C'est un problème aigu pour le Sénégal. Professeur Benoît Ngom ñoo ko gisandoo situation boobu président Abdou Diouf di doog a egsi président Senghor dem au mois de décembre moom mu daal di egsi en janvier 81 difficulté yu mel noonu dal ci kaw réew mi contexte historique bi nga xam ne président ci la ñëwee professeur Benoît Ngom. waaw xam nga nit ñu bari dañuy fàtte ne Senghor bi muy egsi boobu ñun ñu ngi soog a jóge si li ñuy wax colonisation maanaam daanaka si njaam ñoo xam ne dañ leen nootoon jékki-jékki ñu bàyyi leen ne léegi mën ngeen yore seen bopp loolu su egsee ki nga xam ne daf leen di jiite li gën a nekk si boppam mooy mu defaraat nit ñi mooy mu defar leen ndax boobu fekkul ñu amaguñu ay citoyen Senghor dafa waroon a créer ay citoyen def loo xam ne si dëkk bi xëy na mënoon na tax ba dëkk bi du nit ñi duñu nekk si jàmm loolu yëpp mu jëm ko dindi moo tax Senghor bi mu ñëwee jëm na régler ay affaires yu bare yoo xam ne xëy na tey jii ñàkk koo lijjanti moo tax ay Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk yi nekk si li ñu ne Abdou Diouf bi mu egsee ki nga xam ne moo tax ñu nekk fi tey Abdou Diouf bi mu egsee léegi moom kenn mënuloon a yaakaar dëgg-dëgg si moom mu développé dëkk boo xam ne li fi amoon bariwul léegi moom xalaatam bi mu amoon mooy lan la mën a jël si suñuy aada ak si suñuy xam-xam pour ndax loolu mën a jëriñ Sénégal ba tax Sénégal gën a mën a taxaw bitim réew loolu moo tax Abdou Diouf te la xam ne Sénégal war na am bàkk boo xam ne bàkk yooyu ku ko dégg di nga ñu gën a fonk di nga gën a jublu si ñun si la jéem moom mu yaakaar ne Sénégal dooleem mooy àq ak yelleefu nit ñi ñu mel ni ñun ñoo yore drapeau àq ak yelleefu mboolem doomu africain parce que boobu li nga xam ne nit ñi dañ koy fàtte moo di ne Afrique yëpp ay dictature ñoo fi nekkoon amuloon dëkk boo xam ne amoon démocratie loo waxoon ñu noot la Sénégal dafa mel ni soo jëloon géej gi nga jël benn île nga teg ko si biir waaw loolu donc Abdou Diouf bi mu ñëwee moom démocratie boobu nga xam ni commencé woon na fi am mu ne daf koy gën a dëgëral Sénégal boobu foo tudd Sénégal rek ñu ne nu mu tuddati
mooy dëkku démocratie ba mu si jógee mu tàmbale xeex itam loolu dinañ si gën a dellu siwaat muy affaire Afrique du Sud lu tax moom mu jublu si Afrique du Sud apartheid jublu si bu métti c'est que boobu jamono su fekkee ne naar yi dañu ne Palestine moo doon seen cause moo doon seen principale cause maanaam seen solo bi ëpp solo ñun suñu solo moo doon apartheid ndax apartheid mooy lan ay nit ñu ñuul ñu moom seen dëkk seeni maam juddoo fa ay tubaab ñëw noot leen fa ba nga xam ne mënatuñoo def dara te loolu yàggoon na bi Abdou Diouf ñëwee nag démocratie droit de l'homme yi mu boole ko ak xeex apartheid bi waaw dinañu xëy dellu siwaat si ni mu demee xeex apartheid boobu doon loo xam ne itteel na Abdou Diouf te loolu tax na mu may Sénégal may na ko daal réputation bu rëy si àddina bi waaw te loolu après nag dina am si yu bari yu muy feeñ voilà donc lu xëy na développé wul économiquement dëkk bi mais def na loo xam ne moo taxoon waa dëkk bi suñu dëkk ñëpp bëgg ko si bitim réew ñëpp bëgg di fi ñëw waaw waaw. jërëjëf professeur. président Abdou Diouf nekk président boo xam ne nitu jàmm contexte boo xam ni ñu ko waxee rek mi ngi doog a ñëw waaye jafe-jafe yi bari lool mooy yan moyens la jël nan la taxawee bi muy doog a ñëw nu mu dëgërloo sama nijaay Youssou Mbargane Mbaye président Abdou Diouf ñëw na difficulté yi métti na waaye sujet boobu tonton Youssou loo ci xalaat. waaw loolu dinaa ci sawar a wax gannaaw bi ma nuyoo waa Louga nag ba noppi. wax dëgg yàlla parce que nag lu ma doon waa Louga tax. di nuyu sama waa kër. soxna Diaw Cissé soxna Daba Ndiaye Mame Moussa Mbaye ak maire Aïda Diop. léegi Abdou Diouf dafa jël nguur gi 1er janvier 1981. yàlla def mu tombe nag ak les institutions de Bretton Woods muy FMI ak Banque mondiale teg ko une chape de plomb mooy le programme d'ajustement structurel. exactement. loolu professeur. moom gën a qualifié pour wax ci man danaa ko brosser rek. ñu teg ko lu méttee métti mooy lii da nga koy dindi lii da nga koy dindi lii da nga koy wàññi ba nga xam ne bii daal ñoom li seen gis-gis rek lañ ko teg pour mu doxal ko ñu wàññi fonctionnaires yi d'ailleurs boo dee xool xale yi judd woon année 1981 2000 ñoo wote contre Abdou Diouf parce que seen déflation yi amoon seen papa def départ volontaire. problème réew mi am problème dul jeex. ñu génn fi chemin de fer supprimer nu mu tuddati les archives culturelles du Sénégal supprimer beaucoup de choses dans ce pays mais Abdou tenir bon ba 2000 tous les moyens économiques nekk au vert d'ailleurs boo ko dee déglu ña remplacé woon Abdou Diouf bi ñu ñëwee dañ ni sunu problème mu xaalis jeex na parce que booba le trésor était liquide projet yëpp am financement. wallahi lazim def na loolu mais li gën a am solo mooy li mu defoon sur le plan politique pour que réew mi am stabilité dafa ñëw ñu ni opposition bi ñëw ni code électoral bi dañ koy wàññi dañ koy changé mun leen dem leen ñu dem ñoo ko changé seen bopp mu ñëw buñ ci changé virgule bu ko ci kenn changé mu féete boor ñu ni dañu indi CENI maanaam lii xew tey mu créé ONEL jox ko ab militaire muy superviser élection yi ñu ni ko ministre de l'intérieur dootul nekk ku bokk PS mu jël ab soldat ab général def ko ministre de l'intérieur xam nga kooku jalon démocratie mu samp ci Sénégal et j'en passe parce que du ma bëgguma monopoliser wax ni dëgg la parce que loolu nga indi noonu am na solo trop regard boobu nga xam ni moom nga def di regard bu lucide di regard boo xam ni vraiment situation boobu wax nga les institutions de Bretton Woods mais bëggoon nañoo laaj professeur Benoît loolu Youssou Mbargane indi ca mu am solo trop nga xam ni économiquement doon na li nga xam ni li mu tuddee sànq une charte de plomb nga xam dafa tiim bopp bi
nga xam ni vraiment lu mu yëkkati rek ñu daal di koy kale loolu professeur lan noo ko gisee ci arrivé Abdou Diouf au pouvoir. waaw loolu dëgg la ça veut dire que 40 premières années indépendance yi ak parti bi nga xam ne moom le président Abdou Diouf jiite réew mi jiite bu métti la effectivement li Mbargane wax yëpp dëgg la. donc ñoom tubaab yi boobu note ba ñu teggi woon ne ñu am ngeen seen indépendance foofu lañ ko jëlaat naj ñu. loo xam ne ñu bëgg ko def ñu ne la doo ko def parce que ñun bi ñu gënee nekk xale da ngay daa gis tali yi ñu di ko defaraat yu bari daal dañ ko doon def yoo xam ne ñoom bi ñu tàmbalee seen ajustement structurel bi loolu mënatul am. mais li mu bëgg a wax moo di ni nit ki su fekkee ne am na solution yu mu xamoon solution yooyu bloqué mu jéem a def leneen c'est-à-dire que li nga xam ne xëy na mënatu ko woon a am sur le plan économique Abdou Diouf jël na créer nañu li ñuy wax soft power tey li ñuy wax maanaam nan nga mën a defee ba si àddina bi nit ñi di la déglu nit ñi di la wekk te loo bëgg si ñoom nga am ko. exactement loolu la Senghor defoon ñoom yokkaat na si yu bees yoo xam ne loolu lu bees li mooy li nga wax léegi problème mu démocratie bi démocratie boobu nga xam ne daf ko gënoon a suqat ñëw bi mu ñëwee Senghor dafa noon ñeenti parti ñooy am Abdou Diouf bi mu ñëwee gis ne ñu bari dañu bëgg a parti mu ne leen léegi jàkka yaa ngi noonu ku bëgg a nodd nga nodd ngeen def parti yu leen ba loolu la ñu am ba léegi amay 300 partis kay 400 partis loolu moom moo ko fi indi code boobu nga doon wax léegi mu indi ko fi sur le plan international dama ne lu am solo la que àddina bi yëpp tubaab yi gisee woon ñu ne ñun ñooy dëkku démocratie ñun ñooy dëkku droit de l'homme parce que looloo tax ba tey li ñu mën a am si tubaab yi ñu bari si dëkku nit ku ñuul mënuñu ko am te du càggan ne ñun dañu am richesse yu bari mais loolu richesse bu mag la loolu Abdou Diouf def na ko loolu mu def noonu moo tax ba nga xamee ni problème mu Afrique du Sud yi jaxasoo na soo gisee tubaab yi gënoon ko déglu moom la ñu gënoon a déglu foofu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ëppoon xaalis xëy na dinañ si gën a dellu si wax. exactement waaw. loolu yaakaar naa am na solo. professeur ñu kontaan trop parce que wolof mooy wax ni ku yokkul. da ngaa wàññi. président Senghor am na lu mu ko bàyyeel. mu ñëw am lu dal ci kawam. waaye jom. absolument fulla fayda jom jooju nga xam ne moom la doon ne ci ay maamam moom la taxawee. waaye nag li nga wax sànq rek Abdou Diouf inventé na ay situation yoo xam ni. fexe na ba nga xam ni teg nañ réew mi ci ay raay. fexe na ba nga xam ni nouvelle politique industrielle nouvelle politique agricole. ak programme d'ajustement yu méttee fexe na ba Sénégal flanché na waaye daanuwul benn yoon. léegi nag dañuy daal di déglu sama yaay Xaar Mbay ma jaaga ndax dafay kenn koo xam ne moom itam boo tuddee Abdou Diouf di nga tudd ajaratu Xaar Mbay ma jaaga ndax woy na ko. tagg na ko kañ na ko fu mu génne muy président de la république wala bitim réew wala fu mu ci mën di doon Adja Xaar am na taxawaay boo xam ni am na ko taxaw par rapport au président